Salut les amis, ziar naa leen bu baax a baax dal leen ak jàmm ci seen podcast Wolof Tech fi nga xamante ni dañuy waxtaan ci lépp lu jëm ci wàllu informatique ak nouvelle technologie maanaam xarala yu bees ci kàllaama wolof. Alors tey la samedi 3 avril 2021 et j'espère que yéen a ngi noppal bu baax ci week-end bi mais aussi yéen a ngi préparé 4 avril bi maanaam anniversaire indépendance su Sénégal nekk benn date bu am solo boo xamante ni dafa am solo ci bépp sénégalais suba la ñuy am je pense 61 ans donc bonne fête à tous les Sénégalais di ñaan yàlla ñu fekkee ko ay at yu bari. Alors ba léegi nag ñoo ngi ci saison 5 bu podcast bi tey moo nekk épisode 3 ñu fas yéene découvrir ensemble benn sénégalais bu defar benn robot bu mën a waxtaan ak ñun ci kàllaama wolof. Alors sénégalais boobu nag moo ngi tudd Papa Sega Wade nekk data scientist ñu fas yéene waxtaan ak moom ci robot bi nga xamante ni moom la créé lu tax mu créé ko naka la ko créé lan la robot boobu mën a jëriñ population sénégalaise bi ak yan jafe-jafe la jànkuwanteel bi nga xamante ni mu ngi defar lu nu mel mais aussi ba fan la bëgg yegg ak sénégalais yi ak robot boobu noonu nga xamante ni day wax wolof. Alors Papa Sega ziar nañ la. maa ngi delloo ziar bu baax a baax Ibrahim te maa ngi tamit di la jaajëfal ci invitation bi. di rafetlu bu baax tamit liggéey bi nga xam ne moom ngay def di vulgariser li nga xam ne moom mooy science te rawatina ci làkk bi nga xam ne moom mooy làkk sunu làkk national muy làkk olof bi. donc nekk na li nga xam ne am na solo te dina mën a toucher ñi nga xam ne ñu bari ñi nga xam ne amaana dégguñu français. comme booy xool rek si sa épisode bi passé li nga defoon mooy si wàllu CDP si wàllu données personnelles. si donc loolu bu fekkee am nañ ki nga xam ne mu ngi ñëw di ñu ko expliquer si li nga xam ne moom mooy suñu làkk local donc loolu day nekk lu am solo. ngir ñu xam ana suñu données yi naka lañ koy jëfandikoo quoi donc maa ngi lay jëfal si loolu bu baax tamit. si ñun aussi ñu ngi lay remercier bu baax a baax. Alors ñu woowee la Papa wala Sega wala monsieur Wade naka nga bëgg ñu woowee la. waaw bon mën nañu wax Sega comme ñenn ñi dinañ wax Papa Sega ñenn ñi ne Sega waaw mën nañu wax Sega. ñu wax Sega ñu bari moom lañu xamee am na waaw. Inch'Allah. Ok c'est bien nag kon ñu wax Sega. Alors j'espère que Sega moom moo fi nekk. parce que j'espère que envoyé woo ñu benn robot boo xamante ni mooy ñëw tey di wax ak ñun est-ce que réellement exactement Papa Sega Wade la ñuy waxal. waaw tey jii nag xam naa ne yónnee wu ma leen benn robot quoi donc xam nga fa jàpp leen ne Papa Sega Wade moo toog di wax ak yéen. ok en live en direct donc amul benn robot bi nga xam ne ñëw na pour di leen di tontu seen laaj yi nga xam ne moom ngeen di laaj quoi. waaw wóorul de moo tax may laajte ba xam avant ñuy commencer quoi. alors dëgg la ñu dem directement donc ci suñu découverte tey bi maanaam un robot qui parle wolof. Alors comme ni ñu ko faral di waxee ci épisode yi nga xamante ni moom la ñu weesu Sénégal nekk na réew boo xamante ni technologie avancé na fi bu baax a baax parce que sénégalais yi surtout jeunes yi yàlla may na leen xam-xam am nañu aussi courage ñoo ngi xalaat di jëfandikoo xarala yu bees yi pour defar ay mbir yoo xamante ni nit ñi dañ koy mën a jëfandikoo ci seen dundin mais aussi ci seen nekkin. Alors Sénégal nag nekk na aussi benn réew boo xamante ni ñi mën a wax français di ko bind bariwuñu torop maanaam mën nañ wax ne fukk boo jël rek presque ñaar ak genn wàll ñoo ci mën a wax wala bind français mën nañ wax aussi que ne 25% de la population. Alors ñi nga xamante ni nag ñoo dégg wolof bari nañu torop par exemple mën nañu wax ne fukk boo jël rek juróom-ñeent yëpp dégg nañu olof là aussi mën nañu wax ne 90% de la population dañuy dégg nañu olof mën nañ ko wax et tout ça. Alors fexe ba nga xamante ni nit ñëpp nag dañuy mën a jëriñoo 100% xarala yu bees yi nekk na mbir boo xamante ni je pense que dafa am solo trop dafa am solo bu baax donc loolu moo tax Papa Sega Wade créé benn robot boo xamante ni moom la ñuy wax bot informatique bu ñu naan aussi voice bot pour mu indi ay solution. Alors avant ñuy commencer sax di dugg ci biir li nga créé Papa bëggoon nañu aussi exactement nga wax ñu kan mooy Papa Sega Wade.
waaw maa ngi lay jaajëfal si laaj bi donc xam naa ne loolu benn présentation bu bref lay nekk. ok Papa Sega bu ñu koy wax benn ndawu Sénégal la bi nga xam ne mu ngi nekk fii si réewu Paris mooy réewu France nekk ville Paris te mu ngi yëngatu si lépp li nga xam ne aju na si jumtukaay yu xarala yu bees yi muy wàllu informatique ak nouvelle technologie daal. ok rawatina si tendance yi nga xam ne moom moo xew di ñu gën ko xamee si intelligence artificielle. donc loolu moo nekk sama cœur métier waaye laata loolu tamit mooy Sénégal laa tàmbalee sama jàng ba xam ne fa laa amee sama licence de maths laata mooy ñëw fii nii. ok di continuer sama njàng. ok macha allah alors je pense que la parcours boobu am na solo trop c'est hyper intéressant alors cool alors comme ni ñu ko waxee donc nag ci suñu introduction bi da nga créer benn robot buy wax wolof man noonu laa koy waxee quoi alors façon robot boobu nag je pense que moom la ñuy woowee bot informatique mais aussi ci biir bot informatique yi daa am lu ñuy wax chatbot am na aussi lu ñuy wax voice bot n'est-ce pas alors Sega lan mooy bot informatique lan mooy chatbot ak lan mooy voice bot. waaw bu ñuy wax si soit ñetti baat yooyu nga xam ne moom mooy ñëw muy bot informatique ak chatbot ak li nga xam ne moom mooy voice bot. mooy ñetti baat yooyu yëpp am nañ benn baat bi nga xam ne ñoom ñoo ko nuroo muy baatu bot. ok te baatu bot boobu booy xool mu ngi jógee si li mot bi nga xam ne moom mooy robot donc moom lañ simplifier wala ñu raccourcir ko ba mu nekk li nga xam ne moom mooy bot. léegi si yi nga xam ne nag mooy chatbot ak voice bot ñoom booy xool li nga xam ne mooy bot informatique daf leen xaw a ëmb trop daf leen xaw a ëmb si ni nga xam ne noonu lañ koy définir. kon booy xool ba mën nañu wax mais bot informatique benn jumtukaay la bi nga xam ne. dafay nekk lu autonome wala automatique. lu automatique ba nga xam ne dina mën a jokkalante ak benn serveur informatique. ba mu mën a nit ki nga xam ne mooy bëgg wax ak moom mu mën ko jox li nga xam ne moom mooy ay service mooy mu mën ko faciliter ay service wala jox ko li nga xam ne moom mooy information yi mu soxla. ok te booy xool am na benn journaliste bu tudd André Léonard bi nga xam ne moom mu ngi nekk New York moom bind na sax benn téere bi nga xam ne si bot rek lay wax daanaka si bot informatique rek lay wax te moom mu ngi ko doon définir si livre am boobu mu ne bot informatique benn programme informatique la bi nga xam ne dafa autonome. mooy mën na demal boppam mën na tontul boppam mën na defal lépp boppam si li nga xam ne mooy moo aju si wàllu compétence am ba pare ñu supposé ne moom dafa nekk ku intelligent mooy dina am benn intelligence bi nga xam ne moom lay doxalee si laaj yu ñu koy laaj ak tâche yi nga xam ne moom la war a effectuer mooy doo ko laaj A mu tontu la B waaye boo ko laajee A moom dafay fexe tout ba mu tontu la si A boobu nga ko laaj ban réponse la si mën a utiliser. si tamit mooy te booy xool bot boobu mën na tamit ça nekkul ne toujours tamit mën na laa jox yow li nga xam ne moom ngay soxla du ñàkk mu am ay yenn erreur yu ndaw ngir ne machine la comme bépp xeetu machine waaye tamit mën na la rendre service boobu nga xam ne moom nga soxla donc si tënk bu gàtt daal booy xool day nekk benn mission en fait mission principale am mooy ngir mu effectuer benn tâche précise bi nga xam ne moom lañ ko wax te mën na ko tamit effectuer d'une manière répétée. ok ça marche alors voice donc alors bu ma déggee bu baax li nga wax donc yow li nga créé donc moom la ñuy wax voice bot. moom voice bot waaw voice bot waay. alors Papa Sega bëggoon nañoo xam déjà naka la idée boobu juddoo lan moo tax nga jékki-jékki xalaat créer voice bot boo xamante ni day wax olof. waaye léegi laataa mooy tontu si question boobu mënoon en fait bëgg naa leeral si différence bi nga xam ne moom moo am si chatbot ak voice bot. waaw exactement ñun sunu en fait li nga xam ne moom mooy aju si waxtaan bi si voice bot la jëm. exactement donc ñu indi li nga xam ne moom mooy chatbot ak voice bot lan moo leen wutale. exactement booy xool bot informatique moom moo leen ëmb ñoom ñëpp waaye bu ñu naan chatbot am na benn mot bu ko précédé bi nga xam ne moom mooy chat. te chat buñ ko waxee mooy lépp li nga xam ne nit ki mooy ki ngay bindanteel saa nga koy moo xam nga koy envoyé bataaxal moo xam lettre la wala moo xam nga koy envoyé benn message bu ndaw si sa téléphone. ok kon kooku li ngay def ak moom mooy chat. léegi wala nga koy def ak li nga xam ne moom mooy li nga xam ne moom mooy yow ki nga xam ne moom nga bëgg a jokkalanteel. léegi nag bu dee chatbot moom loolu da nga koy def ak benn robot wala benn machine bi nga xam ne moom ngay bind moom mu lay tontu.
donc loolu noonu si tënk moom mooy chatbot. léegi nag bu ñu ñëwee si li nga xam ne moom mooy voice bot nag dafa nekk li nga xam ne moom moo gën a xaw a général ngir ne moom dina ëmb lépp li nga xam ne day aju si wàllu chat bi mais moom lim lay tontu mooy vocal la lay tontu. mooy si wax la lay tontoo. te voice bot booy xool mu ngi jóge si benn. mu ngi jóge si benn mën nañ ko tuddee lu ñuy wax voice first revolution benn révolution de la voix bi nga xam ne si làkk yu mag yi lañ ko gënoon ràññee comme anglais ak français ak comme ay yenn làkk yi nga xam ne moom mooy espagnol. te lu aju si li nga xam ne moom mooy révolution boobu dafa tombeen ak mu nekk si benn cadre global bi nga xam ne développement technologique yi tamit dafa structuré mooy dafa lamboo lu bari. mooy si puissance de calcul yi ak yenn jumtukaay yi nga xam ne wala yenn technologie yu nga xam ne ñu baree bari mën nañ ko utiliser te du soxla ñuy fay xaalis bu bari. wala du soxla tamit ñuy développer ay codes yu bari. donc si loolu noonu mooy li nga xam ne moom mooy ëmb si voice bot si gàttal. léegi idée bi nga xam ne nag moom lañu amoon pour développer voice bot bi idée bi mu ngi jig woon booy xool daanaka léegi si réewu Afrique yi mën nañ ne taux de pénétration téléphone portable smartphone yi dafa bari na trop te am na lim bu jéggi dayoo daanaka booy xool ñu bari ñu ngi yor seen smartphone. mooy am nañ seen smartphone yi ñu yor te booy xool ñenn ñi nga xam ne tamit yor nañ smartphone yi mooy ñooñu nekkul si ñoom ñëpp mën a bind wala ñëpp mën a lire. Ouais, ça c'est vrai. donc am na ñi nga xam ne am na benn barrière lu ñuy tuddee barrière linguistique bi nga xam ne. dina leen xaw a limiter si lu ñu mën a jëfandikoo si seen smartphone boobu. donc idée bi si loolu juddoo woon ngir mooy lu ñuy tuddee ñu defar benn espace bi nga xam ne day nekk lu ñuy tuddee un numérique inclusif mooy day ëmb lépp li nga xam ne day mën a limiter nit ki pour mu mën a jëfandikoo yenn xarala yi wala yenn jumtukaay yi te lépp li nga xam ne aju na si wàllu numérique quoi. loolu moo taxoon en fait idée bi foofu la jóge woon ñu ne nag mën nañ créer benn bot vocal bi nga xam ne si langue locale bi comme ni ko demee ni wolof nga xam ne bépp client wala bépp entreprise wala bépp doomu aadama. mën na ko utiliser jëfandikoo ko si li nga xam ne moom mooy làkkam daal. ok je vois alors donc je pense que la idée bi déjà c'est très noble donc fi mu jógee am na solo trop parce que da ngeen di jéem a régler benn problème boo xamante ni ñëpp xam naa ne xam nañ ko déjà comme li ñu waxoon ci début bi rek 90% population bi yëpp dégguñu français tu vois wala ñi mënuñ ko bind donc tey bu amee genre solution yu mel noonu war na mën a aider population bu baax a baax mais attends léegi li ma bëggoon a xam mooy lan moo nekk objectif principal voice bot bi ak naka la mën a jëriñee population bi concrètement wala entreprise yi nga xamante ni ñoo nekk ci biir Sénégal. waaw boo xool objectif principal bi mooy moom en fait bot bi jamono ji nga xam ne développé nañ ko ba nga xam ne dina nekk lu opérationnel moom lu muy def si en fait liggéeyam si tënk bu ñu ko mënoon tënk si tënk bu gàtt mooy dafay déglu bu dégloo mu daal di lay mën a tontu bi nga xam ne day nekk vocal mooy yow doo soxla di bindanteeg moom. donc objectif principal bi nga xam ne moo tax ñu bind ko mooy mu faciliter ñi nga xam ne ñoom ñooy jëfandikoo wàllum technologie wala wàllum soit si internet wala wàllum booy xool si domaine yu bari. ñu mën a rek utiliser bot boobu noonu si li nga xam ne mooy làkk buñ dégg te nga xam ne duñ soxla ñuy dem di laaj keneen wala di gëstu feneen ngir ne tey jii nii am na ñi nga xam ne suñu yenn papa yi nga xam ne ñoo nekk si yenn dëkk yi nga xam ne daanaka amaana peut-être li nga xam ne moom mooy jàng beeg wala yi nga xam ne am na yenn mbir yi nga xam ne ñoom amuñu woon yàlla wërsëgu leen woon ñoom ñu mënoon si egg. donc ñooñ noonu tey jii objectif bi ñoom la gën a ciblé mooy ñooñu tey jii bu fekkee jot nañ loolu dootuñ soxla di dem seen doom ñu ne ko liiral ma lii wala déglul ma lii wala xoolal ma lii. mais dinañ mën a laaj li nga xam ne moom lañ bëgg laaj si benn service léegi bot boobu tamit daal di leen tontu si li nga xam ne moom mooy si service bi nga xam ne moom lañ bëgg. te booy xool tamit si comme par exemple naka lañ ko mën a mooy si biir entreprise yi tey jii. naka lañ ko mën a utiliser wala naka la mën a jariñee population bi. booy xool jariñ yi tey mën na nekk lu si domaine yu bari comme par exemple bu ñu jëlee si wàllum napp. ñi nga xam ne ñoom ñooy dem si géej gi di napp sama mbokk lébu yi. nga xam ne des fois dinañ soxla
waaye ay xibaar si wàllu jaww ji nu muy tëddee wala wàllu climat wala climat bi yëpp. ak yi nga xam ne noonu la yu si aju mooy ñoom buñ mënoon am si loolu noonu ak seen langue locale dina nekk li nga xam dina leen yombalal trop te bot boobu waaw exactement voilà c'est ça nga xam ne dina yokk seen kaaraange. te bot vocal boobu noonu mën na leen apporter information yi nga xam ne soxla nañ ko si wàllu boobu noonu. si buñ ko jëlee si application boobu. ak ñi nga xam ne tamit ñooy si wàllu dem beeg dikk bi comme tey masalan mën naa la wax Sénégal booy xool ñu xarañ lañ torop ngir nit ki dina jóge bërëb. dem si beneen bërëb. te du laaj kenn wala mës na faa dem wala am na ay xàmmeekaay wala am na ay repères yu mu tegal boppam. ba nga xam ne dina fa mën a jug rek. nit ki jugee Kër Massar dem ba. Sandaga wala jugee fii dem ba fu mu bëgg a dem. te du laaj kenn te informatique. te loolu booy xool ñun daanaka ñi nga xam ne surtout ñoo nekkee fii nii luñ ko mën a def sax bariwul. ngir ne il faut nga utiliser ay GPS wala nga utiliser ay mooy comme li may wax rek Sénégal application yi nga xam. Sénégal bu ñu lay tegtal jaaykatu mango bi lañ lay wax wala immeuble bu weex. voilà c'est ça exactement tout à fait wala immeuble bu weex exactement. te loolu nag donc si dem beeg dikk boobu noonu buñ si dugaloon li nga xam ne moom mooy bot bi ñu def si benn champ d'application bi nga xam ne. dina permettre ku bëgg a dem fenn mën a ko man de géejawaay laa bëgg a dem. mu ne la boo bëggee dem géejawaay de mën ngaa jël bus bi wala mën ngaa jël tata bi wala mën ngaa jël oto bi. boo wàccee mën nga dox ba sa càmmoñ wala nga dox ba ñeenti mbedd nga jàdd fii ainsi de suite. donc domaine d'application yi nga xam ne moom lañ ci mën a lim wala li nga xam ne moom la mën a jariñ. bari na trop daal bari na trop. ok alors je pense que li nga wax noonu am na solo trop te li tax exemple yi intéressant parce que je pense que bi may lire sa benn article sax gis naa ko ci donc li tax exemple yi intéressant mooy que ne population bi aussi dañuy mën a xam à travers exemple yi ngay joxe njëriñ bi parce que en général bu ñuy wax lexique bi nii di expliquer nii rek mën nañ bañ a comprendre mais boo leen joxee exemple bu concret dañuy mën a comprendre exactement ok donc lii affaire bi lii lay jëriñ quoi lii la ma mën a jëriñ directement comme ni nga ko waxee ci ak sa mbokku nappkat yi ba waroon nga ma wax nag ne ma lépp nga quoi comme ça boo ñëwee Sénégal moom dinañ ànd dem quelque part lekk jën quoi. waaw non lépp bu mag la kañ il faut ñu ànd dem nappi kañ. waaw gis nga donc exemple yi am na solo trop day tax nit ñi mën a comprendre bu baax a baax alors léegi Séga dañuy dugg un peu ci aspect technique bi maanaam naka la bot boobu di doxee comment ça marche presque parce que man mun naa wax ne affaire bi man jaaxal na ma trop parce que voilà lire naa sa article yi gis naa voilà nu mu demee explication yi gis naa ci aussi ay formules mathématiques yu bari tu vois mathématiques nga xam ne dama ko ragal tu vois dëgg la alors mais question bi nga xamante ni moom laa bëggoon nga expliquer ñu directement comme yow yaa fi nekk tey nekkul bot bi moo ñëw yow yaa ñëw directement tu vois naka ngeen def bët nit ki li muy wax machine bi mën ko comprendre ba di ko tontu donc loolu laa bëgg noo xam. léegi booy xool en fait bot bi naka lay mën a comprendre li nga xam ne moom la ñuy wax wala li may wax ba mu mën ko dégg ba mën ko tontu loolu noonu dafa am li nga xam ne moom moo ko jiitu luñ tuddee mooy dafa am si ay pàcc si yu mu en fait yu mu tëdd. mooy benn pàcc booy xool ñu ngi ko tuddee reconnaissance automatique de la parole. ngir ne bot bi nekkul ne moom bu déggee yow sa kaddu rek kaddu googu noonu lay exploiter si ni mu nekkee en vocal noonu ngir mën la tontuwaat déedéet waaye bot bi bu yow boo waxee ba mu jot li nga xam ne moom mooy kaddu gi nga wax kaddu googu daf koy jéem a bind te nu mu koy bindee nag li nga xam ne moom moo koy permettre mu mën a bind loolu noonu mooy li ñuy tuddee reconnaissance automatique de la parole daal. te booy reconnaissance automatique de la parole mën nañ ko définir si li nga xam ne. mooy moom objectif am mooy lan mooy bu jëlee benn flux audio mooy bu fekkee am nañ benn audio. wala benn vocal wala lu nit ki wax rek moom dafay jël audio boobu noonu mu jéem ko transcrire c'est-à-dire daf koy jéem a bindaat si wàllum si écriture ba nga xam ne machine bi dina ko mën a jëfandikoo.
dina ko mën a jëfandikoo léegi yeneen pàcc yi nga xam ne moom moo si tegu mooy lu ñuy tuddee NLU si jargon ñi nga xam ne ñoo nekk si domaine bi. wala si beneen waxin mën nañ ko tuddee compréhension compréhension de langage naturel. ak si benn pàcc bi nga xam ne tamit moom moo mujj ñu tuddee ko dialogue quoi donc pàcc yi bu nekk après dinaa si ñëw ngir expliquer benn bu nekk naka lay fonctionner quoi si wàllu bu bref daal. léegi comme niñ ko waxee noonu si li nga xam ne mooy système automatique de la parole bi mooy système boobu noonu bu jotee benn flux audio rek da koy transcrire facilement ngir ordinateur mën ko utiliser léegi bot bi nag si transcription boobu noonu lay jël bu jëlee li nga xam ne moom la machine bi transcrire donc ak système de reconnaissance automatique de la parole bi. donc bu ko transcrire rek am nag lu ñu tuddee compréhension de langage naturel. léegi module compréhension de langage naturel boobu noonu loolu nag mooy permettre bot bi mu daal di bu liiree li nga xam ne moom lañ bind mu daal di xam kii nii lan la bëgg a laaj masalan bu fekkee nit ki dafa wax ne man de damaa bëggoon bindu si benn programme kon bot bi bu nit ki waxee loolu machine day transcrire loolu lay transcrire en wolof donc ñun loolu lañ njëkk a développé en amont mooy dañoo développé benn système de reconnaissance automatique de la parole en wolof bi après bañ ko développé ba pare nag si lañ doog a ñëw dugg si li nga xam ne moom mooy phase bot bi daal. mooy phase bot bi. léegi nag après bot bi bu liiree loolu si lay ñëw mu ne kii de comme dafa ne man damaa bëgg a bindu si programme bii nii comme par exemple damaa bëgg a bindu ngir am sama carte d'identité nationale kon bot bi da koy tontu ne ko boo bëggee bindu si pour am sa carte d'identité nationale di nga ut kayit bii ba pare dem si bërëb sàngam ngir nga mën a déposer pour am sa carte d'identité boobu daal. ok si noonu lay demee. alors je comprends léegi nag li nga xam ne moom mooy yombalal waaw. vas-y. waay. allez vas-y c'est bon man comprendre naa bu baax affaire bi. waaw ma ne li nga xam ne nag mooy yombalal bot bi ngir mu mën a tontu en vocal loolu nag la ñuy tuddee dialogue bi mooy loolu moo koy permettre mu avancer si dialogue bi di wax ak nit ki mu ko bot bi di ko tontu te dialogue boobu nag loolu la ñuy tuddee synthèse vocale si làkku français synthèse vocale mooy gannaaw bañ paree ba pare léegi réponse bi nga xam ne moom la war a def ñun dañ koy bind en texte ba pare. bu ñu ko bindee en texte nag après ñu synthétiser loolu noonu ñu bind pour mu nekk benn voie de synthèse bi nga xam ne. mooy nekk tontu bi nga xam ne moom la nit ki di jot waaye. ok alors donc kon ay étapes la quoi c'est-à-dire bu nit ki waxee c'est-à-dire kàddoom jógee day wax mu dugg ci téléphone bi wala mu dugg ci device bi nga xamante ni foofu la bot bi nekk. alors bu ko récupérer voix boobu nag da koy njëkk transcrire def ko mu nekk texte boobu nag moom la bot bi jël di exploiter comprendre ko xam nit ki lan la laaj mu defal ko ba pare transcrire encore texte boobu noonu envoyer ko voix mu déggaat ko bu ma comprendre noonu lay demee quoi d'une manière générale voix de synthèse quoi et je pense ok alors maa ngi doon lire aussi ci sa article bi nga doon wax te par exemple bu waxee voix bi dafay mën a reconnaître ci biir voix bi ay mots wala ay caractères wala yu demee noonu tu vois alors li ma bëggoon a comprendre foofu mooy que ne tey boo xoolee Sénégal dañuy wax olof mais olof yi ñuy wax bëri na te différent la quoi bokkuñ quoi tu vois da ngay gis ni Saalum bi di waxee olof bokkut ak ni lébu bi di waxee olof bokkut ak ni je pense que sax lébu bi yéen am ngeen ay termes yu graw quoi parce que man Saalum laa déjà. am na waaw si am nañ ay termes yu naqare comprendre. non am na termes yu graw parce que man dëkkoon naa ci lébu yi pendant 4 ans je pense nekkoon naa Yoff quoi. donc dama doon dégg ay mots yu graaw quoi alors donc mots yooyu nga xam ne yëpp olof la te nga xamante ni ñuy waxee yenn mots yi bokkul naka ngeen di gérer affaire boobu noonu ci biir système bi. dëgg la waaw laaj boobu tamit am na solo mooy en fait xam nga dañuy faral di wax naan ñu neen toujours li nga xam ne moom mooy xam-xam wala la science se trouve dans les données quoi lépp li nga xam ne moom mooy xam-xam la mu ngi ci données yi léegi ñun données yi nga xam ne moom la ñuy jot léegi données yooyu en fait baat bu nekk la si mooy ni ñu doon expliquer sànq si système de reconnaissance automatique de la parole bi dafa am benn pàcc bu tudd la phonétisation bu ñu ko waxee mooy baat bu nekk ana naka la ko nit ki mën a waxee wala naka la ko nit ki mën a prononcer ngir après ça bu ñu indaatee ay baatu bees boot bi mën koo comprendre ba pare mën koo transcrire
comme tey jii mën naa wax ne daanaka booy xool ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii France surtout amoon naa benn camarade de classe bu tuddoon Abdou Ndiaye. waaw buñ ko suñu yeneen camarade buñ koy woowee dañ naan ko N Ndiaye. donc ñoom mënuñoo wax Ndiaye bi kese. mais il faut que ñu jiital si N bi. te booy xool Sénégal ñun mën nañu wax Ndiaye kese. donc Sénégal en fait sénégalais yi ni nga xam ne moom lañ mën a prononcer seen baat yi ak keneen bokkul léegi prononciation yooyu nag la ñuy jël moom la ñuy tuddee phonétisation gannaaw bañ jëlee mots yi nga xam ne moom lañ defaree en fait mooy suñu dictionnaire mën nañ ko tuddee suñu dictionnaire. léegi bu ñu jëlee mots yooyu yëpp mot bu nekk nag dañ koy phonétiser ngir bot bi saa bu jotee audio boobu noonu ñu ne ko audio bii de mot bii nii lañ koy liiree ak nii lañ koy nii lañ ko transcrire ak nii lañ ko liiree su ko defee moom muy jàng ngir ne bot bi moom en fait la existé moom xamul woon dara donc machine la wala ab robot la bi nga xam ne dañ koo jàngal ne ko nit ki bu waxee lii xamal ne lii nii nga koy bindee. mooy nit ki bu waxee lii yow ni nga ko déggee noonu xamal ne yow lii nii nga koy bindee donc loolu noonu pour ñuy en fait ab benn procédure la bu ñu tuddee en fait entraînement des modèles mooy ni ñu koy jàngalee modèles yi ba mu comprendre ko nga xam ne nit ki bu waxee lu bees rek moom mu mën ko bind quoi mu mën ko bind te beneen cas particulier comme li nga wax noonu c'est en fait nu wolof yi wuutee noonu tamit la boo xoolee Dakar daanaka bu ñuy wax le plus souvent sunu wolof bi dafa bari ay mots français waaw français nekkul kese ay mots olof. waaw ça moom c'est vrai des fois sax gars yi sànni ma xeer ne ma wolof teg des fois gars yi sànni ma xeer ne ma wolof teg ngay teg mais pourtant dañuy digg ay mots français mais loolu mënul ñàkk mënul ñàkk. waaw si dëgg la waaw daanaka boo xool ñun kay Dakar presque ñu fay wax wolof yëpp daanaka seen olof bi day làkk en fait day laxasoog français quoi loolu nga dem si yenn dëkk yi nga xam ne ñoom ñooy wax wolof dëgg. exactement si te ñun suñu waaye bot bi ba nga doon xool sax bañ ko doon defar ñun suñu cible ñooñ la woon ñi nga xam ne dañuy wax wolof kese. ba pare ñoom dégguñu français quoi wante bañ xoolee nga xam ne Dakar nga xam ne en fait comme Dakar nit ñi tamit dañuy wax français ñu ne bot bi kon doon na jaadu mu xam ay baat si làkku français. léegi lu ñu def mooy dañoo def lu ñu tuddee mixage du modèle en fait mixage de modèle acoustique dañoo jël modèle acoustique olof bi. boole ak modèle acoustique français bi ngir bot bi mën a reconnaître ñaari baat yooyu yëpp ñaari langues yooyu yëpp quoi. donc tey jii même su ma doon wax nii pour mu transcrire c'est-à-dire su ma waxee ne ba ne comme masalan su ma nee réewum Sénégal de seen wàllum enseignement supérieur mu ngi dox. donc enseignement supérieur boobu noonu ma dugal réew si sama phrase boobu noonu. machine bi bu koy transcrire. daf si def 2.fr mooy bu dee enseignement. mu def si 2.fr bu ne supérieur mu def si 2.fr ngir moom daf lay wax ne man de xam naa ne baat bii nii ay baatu français la quoi nekkul ay baatu wolof. donc ñun noonu lañ ko defee voilà c'est ça. noonu lañ ko defee ba nga xam ne dina mën a ëmb yooyu yëpp quoi. ok alors je pense que am na yeneen affaire yu bëri yoo xam ne war nañ ko ci mën a wax quoi ci biir ci ay questions yu bëri yoo xam ne bu ñu fi toogoon di ko débattre je pense que dina yàgg man je pense que li ma ciy doy mooy ma ñëw sax toog waxtaan ak yow ñu gisante toog waxtaan quoi parce que voilà bëgg naa ci xam ay affaires yu bëri quoi mais bon alors dañuy jàll ci beneen affaire bi mooy ba ngeen di defar système bu mel nii c'est-à-dire pod bu mel nii te xam naa ne c'est très complexe parce que déjà olof bi xam naa ne bëriwul ay comme ni nga ko waxee bëriwul ay documents yu bëri yu ñu ci am et tout ça mais yéen jafe-jafe ngeen jànkuwanteeloon ci ba ngeen di créer pod bi nii quoi ci biir projet bi. waaw booy xool jafe-jafe yi en fait comme ni nga ko waxee si làkku olof yi donc mën nañ ko surtout langue yi nga dafa nekk Afrique donc jafe-jafe yi mën nañ ko séddale si ñetti pàcc yi. bu si njëkk mooy li nga xam ne mooy en fait jafe-jafe bu njëkk bi mooy làkk yi nga xam ne moom mooy yu nekk Afrique bariwul li ñuy tuddee ay données mooy mënuñu see am ay ressources linguistiques yi nga xam ne si wàllum bind la wala si wàllu ay audio yi nga xam ne transcrire nañ ko quoi daanaka ngir nga gis ko dafa nekk lu jafe donc loolu noonu ne serait-ce que pour dem di ko uti rek dafa nekk lu jafe quoi te booy xool ñun bañ ko doon defar daanaka booy xool comme wolof dafa bokk dañ ko catégoriser mooy yenn langue Afrique yi suñuy tuddee low resource language mooy langue yi nga xam ne bariwuñu ay ressources yu bari. donc ñun booy xool données yi nga xam ne moom laa travaillé daanaka booy xool si ay 1,3 million de mots lañ commencé woon ba si ay 2 millions de mots quoi te si 2 millions de mots yooyu yëpp mooy booy xool les mots uniques
mooy mots uniques yi nga xam ne moom lañ ci jël daanaka booy xool kii la quoi 44 000 la 44 700 mots uniques kese lañ am ci 2 millions de mots yooyu quoi. donc mu nekk li nga xam ne bariwul. alors lan mooy mot unique yeneen la. alors lan mooy mot unique. waaw mot unique par exemple au fait si buñ jëlee comme par exemple texte yooyu yëpp ñu dajale. mooy 1 million de mots yooyu. donc booy xool mën nga am benn mot bi nga xam ne dina répété wu lu bëree. comme ay si wala ay dong wala maanaam ainsi de suite. donc maanaam bu fekkee si 1 million de mots yooyu am nga ay junni maanaam donc benn maanaam kese la ñuy considérer mu nekk benn mot unique mu nekk benn mot kese si vocabulaire boobu noonu quoi. ok comprendre naa. loolu la ñuy tuddee mot unique quoi léegi si mot unique yooyu nag si la ñuy travailler ba mën ko phonétiser quoi. donc loolu jafe-jafe si jot si données yooyu tamit loolu benn jafe-jafe la beneen bi tamit mooy soo amee données yooyu tamit ngir nga mën see liggéey loolu tamit nekk na benn liggéey bu rëy laataa ngay mën a jox machine bi ngir mu mën a utiliser données yooyu ngir booy xool en fait olof tamit nekk langue bi nga xam ne c'est pas normalisé. mooy vocabulaire bi n'est pas unique. comme nit ki ni muy bindee pharmacie wala nit ki ni muy bindee yaa ngi ci jàmm. mooy nit ki ay façon kenn ku nekk da koy bindee comme nu mu ko déggee. comme nu mu la neexee kay bokkul ak par exemple français bi nga xam ne. voilà c'est ça exactement waaye bokkul ak français bi nga xam ne en fait am nañ benn façon bindin wala lu ñuy tuddee orthographe mooy réconciliation orthographique comme nu mu amee ci français amul fekk ko ci wolof daal maadaama nag am na ay liggéey yu am solo yi nga xam ne yenn kuréel yi ñu ngi koy def ak yenn université yi foofu Sénégal comme UGB ak université virtuelle ci li nga xam ne moom mooy orthographe wolof quoi. donc réconciliation orthographe boobu tamit nekk na problème ngir ne mu en fait loolu day indi ay doublons yi nga xam ne dootuñu xam ndax moo bi nii lañ koy bindee wala ndax moo bi nii lañ koy bindee daal. donc yooyu noonu moo nekkoon jafe-jafe yi te peut-être bu ñuy wax beneen dernier jafe-jafe yi mooy lii def comme audio yi buñ ko amee nañuy transcrire ko. te transcription boobu comme amuñu benn système bi nga xam ne mën na ko automatiser. donc loolu tamit mën na jël temps bu bare ngir nit ki mën a bindaat lépp li nga xam ne moom lay dégg ci audio yi ngir machine bi mën ko utiliser. ok ça c'est bien alors juste benn bon je dirais pas parenthèse sax mais en fait ci benn interview boo xamante ni yaa ngi ko defoon je pense que c'était Orange la woon alors maa ngi dégg yaa ngi tudd benn outil bu ñu naan Kadi je pense Kadi. ban apport la am ak liggéey bi ngeen def Kaldi waaw ban rapport la am ak liggéey bi ngeen def. dëgg la waaw booy xool Kaldi dafa nekk benn ñu ngi ko développé en fait ci at yi mujj ak Kaldi ak Kaldi la quoi. ok KALDY. DI exactement DI waaw bi ma déggee nga wax ko nag ci sa interview bi dama ko wër ba sonn ma xool outil mais gisuma xam naa ni ma ko bindee woon moo baaxul quoi moo taxaw naa ko laaj quoi allez vas-y. loolu la kañ la waaye Kaldi booy xool en fait benn ay chercheurs ñoo ko développé woon te kenn kuñ ci gën a ràññee sax. mu ngi tudd Daniel Pové te moom en fait enseignant la te mu nekk na tamit ki nga xam ne ràññee nañ ko ci technologie vocale yi te moom Kaldi dafa nekk benn brique open source bi nga xam ne daf lay permettre yow mooy dafa englober modèle acoustique. englober tamit lu ñuy tuddee modèle de langage waaye tamit englober li nga xam ne moom la ñuy tuddee les règles de phonétisation mooy yow di nga ci mën a boo amee audio yi di nga mën a sa modèle acoustique di nga ko mën a def ci Kaldi sa modèle de langage aussi bi nga xam ne c'est probabiliste di nga ko mën a def tamit ci Kaldi waaye tamit say règles de phonétisation di nga mën a utiliser Kaldi même bu fekkee tamit olof bi dina laaj après même boo defee foofu sa modèle sa lexique bi mooy phonétisation après dina laaj tamit yow nga indi say règles mooy règle li nga xam ne moom la ñuy prononcer yenn baat yi daal. donc Kaldi bi en fait brique open source la bi nga xam ne moom mooy permettre loolu te beneen tamit beneen njëriñ bi nga xam ne moom la am rawatina ci langue yi nga xam ne bariwuñ ay ressources yu bari comme par exemple olof bi. moom dafa am dafa làmboog ay jumtukaay lu ñuy tuddee ay réseau neurone mooy ci modèle yi nga xam ne moom la ñuy développé dafa am ay réseau neurone yi nga xam ne day permettre même bu fekkee yow am nga sa langue bi bariwoo ay données mais loolu noonu dina la mën a permettre nga am ay résultats yi nga xam ne dina mën a satisfaire quoi ci liggéey bi ngay def. même bu fekkee ne amoo ay données yu bari quoi. donc Kaldi dina la permettre nga pallier loolu noonu quoi manque de données bi.
ok ça je comprends voilà il fallait que ma laajte ko quoi parce que dégg naa ko mu nga wax. kaw dëgg la xaw ma moo bi ma wër ba sonn après bu jigi ma sonn ne xaar daal ma laajte ko quoi. alors tout à fait waay. alors je pense que tey waxtaan bi neex na trop quoi et dañuy demaat ci beneen question alors mooy que ni c'est-à-dire tey gis naa voice bot bi. mooy ñu ngi koy utiliser je pense quelque part tu vois pour que ngeen mën a xam naka ngeen koy nattee c'est-à-dire naka ngeen di nattee efficacité wu voice bot boobu est-ce que yéen a ngi koy utiliser quelque part fi mu toll nii. waaw daanaka booy xool actuellement dañoo nekkoon ci phase développement donc amoon nañ ay quelques personnes yi nga xam ne rek ñu ngi ko doon utiliser. moom la ñuy tuddee phase test yi te booy xool ni nga xam ne tamit moom lañ mën a nattee efficacité am mooy bu ñu jëlee bot bi au fait bu fekkee nit ki benn nit bu ko jëfandikoo man ci ginnaaw dinaa af su ma toogee ci machine bi après dinaa xool nit ki en fait utilisateur bi posé na ko question bii nii utilisateur bi tamit posé na ko question bii nii léegi damay xool ci question yi nga xam ne moom lañ ko posé moom ban tontu la ci joxe est-ce que joxe na ci tontu. wala tamit est-ce que dafa ne moom comprendre bu baax ndax nit ki mën a reformuler question am. wala est-ce que dafa indi lu ñuy tuddee transcription oral mooy xamul dëgg ban question lañ ko laaj. léegi nag si loolu noonu am na benn outil bi nga xam ne moom laay utiliser si ginnaaw nga xam ne dinaa mën a xam bu fekkee posé nañ ko question bi te xamu ko donc après question boobu noonu nga xam ne xamu ko wala intention boobu nga xam ne xamu ko donc intention bii nii dinaa ko mën a bon. xam naa ne peut-être baat bi dina xaw a étrange mais dinaa ko mën a jàngal ba mu xam ko daal. dinaa ko mën a jàngal ba mu xam ko. léegi nag après moom voilà c'est ça léegi nag moom après jamono ji nga xam ne xam na ko. mooy beneen yoon bu ñu ko posé dina ko en fait dina bokk ci baat yi nga xam ne léegi da koy mën a tontu waaye loolu noonu ci benn utilisation bu restreint la mooy nekkul benn utilisation au fait à grande échelle parce que bu fekkee ay nit ñu bëree wala benn service bu bëree dañ koy utiliser loolu noonu daanaka booy xool benn nit du ko mën a def mooy nit du ko mën a def quoi nga ñëw di xool réponse yu ñu ko laaj ndax tontu na ko tontu bu jub wala tontu bu jub daal. léegi si bu ngir en fait bu nekkee ngir pallier loolu nag dafa am lu ñu tuddee boucle d'amélioration continue mooy boucle bi nga en fait dañuy si ginnaaw loolu noonu gannaaw bañ defaree ba pare dañuy defaraat beneen technologie beneen xeetu technologie wala beneen xeetu xarala bi nga xam ne moom mooy nekk si ginnaaw di saytu réponse yi nga xam ne moom la bot bi di jox ak ñun règles yi nga xam ne moom lañ définir ndax moom mu ngi tënku si loolu wala tënku si léegi boucle d'amélioration continue boobu noonu moom moo koy permettre mu koy mën a def d'une manière automatique te loolu nag lu ñuy utiliser foofu mooy lu ñuy tuddee renforcement learning mooy apprentissage par renforcement. nga xam ne moom mooy permettre bot bi. moom muy mën a améliorer boppam daal bu fekkee laaj nañ ko benn laaj boo xam ne xamu ko. donc dina dem xool laaj boobu mooy baat yooyu noonu yan baat la xaw a gën a méngool. mu dem dugal ko foofu noonu ngir ëllëg mu mën tontu loolu noonu daal. ah oui ça c'est hyper intéressant et je pense que tey jii nii. ku déglu épisode bi nii dina am envie peut-être defar benn voice bot tu vois wala gën a def ay recherche pour am ay information ci domaine bi nii tu vois parce que man j'avoue que aw ma woon ci information yu bari bi ma gisee sa post bi ci Twitter donc après ci laa def ay recherche xool tout ça et j'ai vu que c'était hyper intéressant tu vois alors tey jii nii képp koo xamante ne bëggoon na lancer wu ci création ay voice bot yi yan compétence wala yan xam-xam la war a am pour mën a def par exemple lu ni mel c'est-à-dire créer ay voice bot wala ay chat bot wala yu demee noonu quoi. si waaw laaj bi tamit am na solo trop mooy te booy xool tamit li nga xam ne moom mooy compétence wala connaissance yi nga xam ne moom la mbir mi di laaj. mën nañ ne saa mën na bari parce que dafa nekk ay benn chaîne technique la bi nga xam ne. dafa lal ay boucles yu bari quoi te daanaka sax booy xool le plus souvent yenn xeetu projet yu mel nii wala yenn xeetu liggéey yu mel nii. ay équipe ñoo koy def quoi. ay équipe ñoo koy def te équipe bi mën na am élément central mais dina am yenn mbir yi nga xam ne kenn ku nekk moom moo koy mën a def daal. moo koy mën a defal boppam quoi ok. waaye voilà c'est ça exactement waaye booy xool si tënk rek buñ bëggee wax en fait si élément yi nga xam ne wala sa connaissance wala compétence yi nga xam ne moom la nit ki mën a soxla. mooy buñ jëlee partie bu njëkk buñ doon wax mooy lu ñu tuddee reconnaissance automatique de la parole. ok mooy foofu noonu.
dina am lu njëkk li nga xam ne moom moo si jiitu mooy transcription ak segmentation mooy nit ki di mën a transcrire audio yi ak di ko mën a segmenter parce que audio yi bu fekkee am nga ko bala nga pour nga jàngal machine bi ab làkk bu bees foofu audio yooyu noonu nga transcrire ko yëpp en texte si làkk boobu noonu après boo ko transcrire en texte si làkk boobu noonu si nga koy mën a jàngalee nag si nga koy mën a commencer di ko en fait jàngal machine bi ngir mu mën a xam làkk boobu noonu te transcription boobu en fait transcription ak segmentation boobu noonu ñun outil bi nga xam ne moom la ñuy utiliser donc ñëpp mën nañ ko utiliser mu ngi tudd Transcriber. ku bind Google rek waaw Transcriber waaw ku bind si Google rek di nga ko mën a télécharger benn logiciel la bi nga xam ne matul sax 2 mégas donc nit ki dina ko mën a utiliser ngir di transcrire en fait commencer jàng naka la ñuy transcrire en fait ay comme par exemple boo amee benn flux audio bi nga xam ne bariwul 2 minutes la noo koy bindee en wolof latin wala noo koy bindee en français ainsi de suite ak mën ko segmenter. léegi si segmentation boobu. segmentation mooy waral nit ki. comme par exemple nit doomu aadama mënul wax d'une manière continue sans mu def pause. comme nii def naa benn pause bu ndaw. c'est su ma waxee dinaa def pause ma nooyi ainsi de après moo waxaat defaat pause nooyi mën a continuer léegi def pause boobu noonu pause yi nga xam ne moom la nit ki di def pause yooyu noonu. loolu tamit dafay bokk si li nga xam ne mooy transcription moo jiitu au fait moo topp si transcription bi ñu tuddee ko segmentation te segmentation boobu nag mooy permettre bot bi moom tamit muy def ay ponctuation parce que bot bi tamit moom day def ay ponctuation. bot bi day mën a def virgule yeeg 2 points yëpp da koy mën a def quoi. waaw en fait dina am yenn ponctuation yi nga xam ne tamit c'est trop pointu mais comme masalan def benn phrase complet sujet verbe complément système de reconnaissance automatique de la parole mën na ko def te nu mu koy defee mooy yow ba ngay transcrire ba ngay segmenter temps de pause yi nga xam ne yaa ngi ko doon respecter si li nga doon segmenter donc saa boo noppee rek moom dafay taxaw mu def fa benn point nga jëlaat beneen phrase donc foofu noonu si le modèle de langage bi ak modèle acoustique bi di mën a defee succession de mots quoi mooy boo waxee benn phrase mu calculer mooy mu xool ban suite de phrase moo gën a yellu si lii nii te loolu noonu modèle de langage bi quoi comme ni nga ko waxee woon sànq rek dafa nekk domaine bi nga xam ne tamit yi ñu si war a xam dafa bari tellement que peut-être du ñàkk ñu alors je dirais auditeurs yi daw leen gaaw dem lire article Pape Sega bi quoi tu vois parce que foofu mu ngi expliquer d'une manière détaillée affaire bi yëpp voilà nag fii xaw a métti rek mooy bu ñëwee ba ci fonction mathématique yi foofu moom dama xaw a gëmm sama bët jàll ko tuuti voilà mais je pense que ni ku dem jusqu'au allez vas-y dama doon wax peut-être su ma jeexaloon comme par exemple su au fait si compétence yooyu noonu daanaka après yeneen yi nga xam ne moom moo si aju mooy nit ki mu mën a comme par exemple xam lu ñuy defee programmation yenn yi mooy am ay base programmation si langue si soit mën a nekk si Python wala mu nekk ci C++. wala tamit mooy nekk na tamit ñaari langage yi nga xam ne moom la ñuy ëpp lu ñuy utiliser te booy xool Kaldi ñu ngi ko développé ci C++ waaye mën nga ko utiliser ci Python quoi tamit loolu moo nekk tamit njëriñu Python daal. donc mën nga jóge fii nii nga dem si Python quoi C++ dem si Python. donc Python C++ donc je pense que tey maa ngi def coucou bu mag à Elias Waliba tu vois moom c'est un grand pythoniste ñoom di seen groupe bi sax pythoniste lañ tuddee seen bopp quoi je pense. dëgg la Elias sax ñoo nekkoon université. ah oui defoon 2 ans université. oh là là ouais ça c'est cool ça c'est un grand monsieur quoi franchement il est très top quoi. moom min na Wolof Tech bi yàgg nañ def ay épisode ak moom quoi ouais. alors man am na beneen laaj bu ma la bëggoon laaj c'est-à-dire vite fait c'est-à-dire alors voice body est-ce que am na yeneen domaine yu ñu koy utiliser tu vois bu yu bokkut ak yi ñu wax nii est-ce que am na yeneen domaine parce que en fait parce que lire naa ci benn article aussi ñu wax ne mën nañ utiliser voice body ci affaire authentification affaire boobu xaw na ma jaaxal aussi. voilà est-ce que am na yeneen domaine yu ñu mën a utiliser voice body ak ci affaire authentification boobu naka la demee loolu quoi. waaw si booy xool comme par exemple voice bot bi moom nit ki koy njëkk a def mooy nit ki koy njëkk a def daf koy def si domaine bi nga xam ne au fait benn day utiliser benn cas d'usage pour def benn test nga xool ndax est-ce que affaire bi dina antu wala du antu les cas d'usage boobu comme use case boobu noonu après nit ki mën nañ ko étaler si yeneen cas d'usage yu bare parce que technologie moom booy xool bu ñu nee technologie rek dañ ko defar ngir loolu dañ ko defar ngir nit ki mën ko utiliser si lu bare
bari quoi. te booy xool si wàllum éducation wala wàllum authentification yooyu yëpp donc nit ki en fait mën nañ ko jëfandikoo si wàllu boobu wala si wàllu éducation wàllu transport yi wàllu santé wàllu agriculture ak yeneen yu ñu mel par exemple boo jëlee si wàllu éducation booy xool bu fekkee yow defar nga benn bot bi nga xam ne chatbot bi nga xam ne éducatif la mooy chatbot bi en fait dina mën a initier soit xale bi wala ndongo daara bi si yenn notion yi comme par exemple man defaroon naa benn bi nga xam ne si mathématique la mais nekkuloon voice bot chatbot la woon donc ma defoon ko si Telegram ak si sama page Facebook bi te lu taxoon ma def ko mooy si confinement bi ba ma déggee confinement bi am na ma ne donc comme élèves yi ñu ngi seen kër de amaana bu ñu amee benn outil bi nga xam ne dina leen permettre ñoom ñuy mën a réviser yenn notion yi si mathématique dina leen arranger après si laa defee woon benn chatbot bi nga xam ne si wàllu mathématique la mais tamit si wàllu voice bot mën nañ ko créer nga créer ko après nga jox ko mën nga ko jox sa doom moom muy waxtaan ak moom mu koy laaj définition bi wala mu koy laaj notion bii nii moom tamit mu koy mën a tontu naan ko lii nii lañ koy définiré donc loolu noonu même bu fekkee xale bi amul sax ku koy renforcer amul ku koy jox ay cours de renforcement donc ay notions yu bari mën na ko jàngee foofu wala mën na ko xamee foofu quoi si éducation quoi là c'est ak yeneen tamit yeneen domaine métier yi nga xam ne bari na ko ok là c'est hyper important et je pense que c'est que dinaa la ñaan benn faveur c'est-à-dire jéem a xalaatal ci benn voice bot boo xamante ni dina mën a remplacer Ibrahima des fois ci émission bi quoi voilà nga xam ne nii des fois boo sonnee ku ko mën a remplacer waaw non il faut que mu am boo xam ne ni mën na ma remplacer des fois bu ma wax ko gars yi muy ku ma wax ak ñoom quoi leen defal épisode bi Ibrahima liggéeyam dafa am solo ba nga xam ne daanaka voice bot mënu ko remplacer quoi. mais challenge lay doon pour yéen nag je pense. waaw challenge la moom. Ibrahima moom liggéeyam dafa am solo. alors macha allah léegi beneen question bi parce que ñu ngi waaj a ñëw ci jeexitalu épisode bi c'est-à-dire beneen question bi mooy est-ce que xalaat nga ni tey robot yi c'est-à-dire robot yi muy chatbot yi muy voice bot yi est-ce que yaakaar nga ni tey nekk nañ benn menace pour emploi wu jeunes yi parce que lire naa aussi ay article ñuy wax ne voice bot yi ak yu demee noonu mën nañ dem ba ci bu ñu koy utiliser ci entreprise yi di mën na jël place nit ñi par exemple fu nit waroon liggéey di répondre yenn affaires yi nii bu ñu fa tegee benn voice bot benn liggéey dem na quoi alors est-ce que yaa ngi partager avis boobu noonu quoi. waaw laaj boobu tamit dafa nekk laaj bu am solo nga xam ne jar na tamit ñu def si taxaw seetlu quoi. ngir ne booy xool jamono ji lu ñuy tuddee objet connecté yi mooy dafa bari waay bi nga xam ne am na ñu waxoon si daanaka booy xool si côté 2014 yooyu waxoon nañ ne xawoon na sax ëpp tuuti limu doomu aadama yu nekk si kaw suuf. mooy tolloon na si juróom-ñetti milliards ak lu teg quoi si ay objet connecté te am na ñi nga xam ne tamit prédire nañ ne booy xool d'ici bu ñuy dem ba fii ak 2030 objet connecté yi mën na dem ba toll si limu mooy juróom fukki milliards daal fukki milliards te mu nekk lim bu takkoo te loolu tamit di en fait buñ ko déggee mooy dinañ xam ne am na ay mbir yi nga xam ne ñu ngi koy développer lu ko mel ni ay robot wala lu ko mel ni ay voice bot yi wala chat bot yi si yu ñuy déployer mais booy xool normalement si li nga xam ne moom mooy utilisation bi voice bot dafa war a nekk li nga xam ne mënul en fait warul remplacer benn service waaye dafa war a oyofal liggéeyu service boobu noonu. ngir masalan comme par exemple man idée bi nga xam ne moom moo ñëwoon ba ma créé woon sama chatbot bi si sama page Facebook bi. donc loolu noonu bokkoon na si waaye laata loolu sax maa ngi doon wax ne comme page bi bari woon na ay abonné trop te mënu ma woon répondre toutes les messages yëpp donc dama doon wax ne su ma amee est-ce que mënu ma si woon implanter benn bot bi nga xam ne ku laaj de dina la mën a tontu si yenn kii wala boo bëggoon def nii mën la orienté si yenn domaine yi daal. mën la tontu wala mën la jox ay géndeeku donc loolu noonu si benn wàll mais beneen wàll bi tamit comme ni nga waxee noonu est-ce que du supprimer ay métiers donc loolu noonu am na commencé naa am mooy gis nañ ay robots yi nga xam ne daanaka remplacer nañu bari mooy boo demee si yenn industrie yu mag yi donc les robots lu ñuy tuddee les robots industriels yi nga xam ne déployé nañ ko si yenn sites yu mag yi comme ñu ko mel ni ñuy defar ay oto wala ñuy defar ay engins yu mag yi donc am na ay robots automatisés yi nga xam ne nekk nañ fa te remplacer nañ yenn employés quoi te ne loolu tamit
dafa nekk li nga xam ne ñun képp ku nekk en fait képp su ñun ki nga xam ne mu ngi développer wala mu ngi évoluer ci wàllu technologie dafa am benn cadre bu am solo bi nga xam ne ñun war nañ ko bàyyi xel muy éthique bi. mooy wàllu éthique quoi. ça c'est vrai waaw wàllu éthique boobu noonu nekk na li nga xam ne am na solo trop ngir ne defar benn technologie rek mooy loolu lu ñuy rafetlu quoi waaye technologie boobu noonu boo ko defaree pare ndax du indi ay gàllankoor loolu tamit nekk na ay xalaat yi nga xam ne ñun war nañ ci xalaat te ba jamono ji yaakaar naa ay site de réflexion wala ay doomu aadama tamit ñu ngi toog di ci xalaat ci wàllum éthique IA daal mooy éthique bi nga xam ne moom la intelligence artificielle indi ngir ne booy xool am na ay jamono doon nañ defar ay drone mais dem nañ tamit ba ci jëmmi jamono drone yooyu nekkoon en fait bañ ko doon doog a defar nekkoon na li nga xam ne mënoon nañ ci xalaat ay application yu baax wala mënoon na yombal nit ñi. waaye dem nañ ba ci jëmmi jamono ñu gis ne drone yooyu noonu. ñu ngi koy utiliser ngir faagaagal ay doomu aadama. donc est-ce que ka ko doon defar ci njëlbeen ndax xalaatoon na loolu wala xalaatul woon loolu. donc yooyu yëpp ay problème yi nga xam ne dafa nekk tamit dafa gàlloo su ñun su domaine yi nga xam ne moom la ñuy yëngu. te képp ku nekk su ñun rek war na tamit di ci xalaat bu baax. war nañ ci xalaat bu baax a baax ça c'est vrai. alors je pense que li nga wax noonu am na solo trop c'est-à-dire war nañ taxaw seetlu ci lépp li nga xamante ni ñu ngi koy def ci technologie bi surtout que ne voilà des fois di nga defar benn affaire bu baax comme ni nga ko waxee mais am ñeneen ñu ko jël utiliser ko ci beneen fànn boo xamante ni du nekk loo xamante ni voilà lu baax lay doon quoi alors presque nag yegg nañ ci fin épisode bi tu vois. beneen question bi ma lay laaj te mooy nekk avant dernière question bi mooy que ne maa ngi gis sa article bi yaa ngi wax ne aussi Afrique bëri na ay langues yu bëri sax tu vois alors est-ce que yéen a ngi xalaat élargir projet bi ba VoiceBot bi mën di comprendre yeneen langues africaines yoo xamante ni nekk bokkut ak wolof quoi. si dëgg la loolu tamit nekk na laaj bi nga xam ne am na solo trop te daanaka sax mooy nekk sunu challenge bu mag. ngir ne booy xool Afrique tey jii mën nañ fa compter daanaka ay mooy ñaari mën nañ fa compter. sama baat bi moo xaw a kii. non café jëlal café gisoo man jël naa léegi sax benn café waxuma la ko quoi. ci li wér quoi. daanaka booy xool Afrique daanaka tey jii compter ay langues yu bare te lim bi taxu na trop ak jalet yeeg yëpp. ba mën nañ ko lim ci 2000 wala 2500 langues yi nga xam ne ñu ngi koy utiliser en fait ñu ngi koy ay doomu aadama ñu ngi koy wax ci Afrique. même ba ci Sénégal sax langues yi dafa bari Sénégal peut-être mën nañ jàpp ne langues yi taxu koo bari mais tey jii xam naa ne peut-être xaw ma ndax même man sax ba ma ko xamee yàggul ci projet bi laa ko xam ngir ne Sénégal am na une trentaine de langues locales quoi. une trentaine. Il y a une trentaine de langues locales yi nga xam ne bari na quoi mu ngi ci Sénégal mais ci langues yu bari yooyu noonu dafay am lu ñuy tuddee les langues en fait dafay am des clusters de langues yi nga xam ne moom mooy véhiculer yeneen langues yi. comme par exemple boo ñëwee Sénégal daanaka boo jëlee 5 langues rek di nga mën a parcourir dëkk bi yëpp. mooy boo jëlee wolof jël séeréer jël pulaar jël joola ainsi de suite donc dëkk bu nekk tamit wala benn zone bu nekk dina am ay langues yi nga xam ne moo mën na dajale benn communauté bu baree te booy xool ci 2000 langues yooyu noonu yi nga xam ne ñoo nekk Afrique buñ jëlee 40 langues yi rek dina mën a dajale daanaka booy xool continent africain bi yëpp donc kon. dootul nekkati benn problème en fait ay langues yu bari waaye problème bi fu muy nekk mooy données yi quoi naka la ñuy amee données yi. te ñun suñu projet bi tamit bon nii après wolof bi ñu ngi bëgg a dem ci mbokk pulaar yi. waaw si pulaar yi nga xam ne ñoom après. c'est ça quoi. donc après wolof bi rek incha allah ci pulaar bi lay. waaw na leen pulaar yi xaar na leen joolaa yi xaar na leen séeréer yi xaar. séeréer yi xaar ak ñëpp quoi. waaw séeréer yi nga xam ne ak yeneen tamit yeneen dëkk Afrique. ak yeneen dëkk Afrique yi yeneen dëkk Afrique yi voilà c'est ça. séeréer yi nga xamante ni mburu rek lañ bëgg xam naa damay ragal ñu. waaw tiim bot bi rek ne ko mburu laa bëgg quoi. mburu laa bëgg. waaw gis nga. alors je te jure sañ nañ ko dama leen yàpp nag mais sañ nañ ko. alors rapidement kon donc wax xool tontu bi loolu woon quoi. voilà exact alors rapidement est-ce que li ma la bëggoon a laaj mooy c'est-à-dire je pense que yow tamit da ngay def ay recherche c'est-à-dire da ngay yëngatu lu bari ci wàllum recherche je pense tu vois parce que dafa mel ni bu ma parcourir un peu ces réseaux sociaux yi et tout ça gis naa lu demee noonu alors lan nga xalaat ci recherche scientifique ni muy doxee fii ci Sénégal rapidement.
waaw si booy booy xool domaine de recherche scientifique si Sénégal dafa nekk en fait si man si li nga xam ne moom laa si xalaat nekk na li nga xam ne mooy buñ ko développé tuuti parce que Sénégal am na ay potentiel yu mag a mag a mag a mag a mag te donc peut-être li nga xam ne moom mooy xaw a manqué tuuti rek mooy moyens yi quoi waaw mooy dafay des fois dafay xaw a manqué si mën naa wax si yéen si yenn université yi. wala tamit si yenn local yi nga xam ne jeunes yi ñu ngi fay bëgg a nekk ngir développer yenn mbir yi daal. te booy xool rek si forum numérique bi nga xam ne moom moo passé maa ngi ko doon seetaan si YouTube bi. donc gis naa fa ay invention ak ay mbir yi nga xam ne am na solo trop yi nga xam ne. tey jii jeunes yooyu noonu bu ñu amoon ay ñu leen accompagner wala bu ñu amoon ñu leen pousser si yenn si ak si wàllu moyen wala si wàllu local donc tey jii mënoon nañ la en fait doon nañ mën a développer ay mbir yu bare quoi ay mbir yu bari te mu nekk tamit ay mbir yi nga xam ne dafay mën a suqali suñu secteur informel bi waaye tamit dina mën a suqali suñu wàllu santé bi ak suñu li nga xam ne moom la suñu réew soxla quoi ngir na booy xool recherche scientifique moom après objectif bi wala but final bi mooy fa nga xam ne jaww ji nga xam ne foofu lañ koy defee mooy ñooñu mën leen yombalal seen dund ngir na recherche moom pour loolu rek xool benn problématique bi nga xam ne am na ñu xool ana yan solution lañ ko mën a trouver te tey jii tamit ñu ngi nekk ci ère li nga xam ne moom la ñuy tuddee lépp lu jëm ci ay données lépp lu jëm ci wàllu intelligence artificielle donc jàpp naa ne ñun suñu réew yi bon ak yeneen réew yi nga xam ne ñooñu ci xaw a raw tuuti daanaka raweef bi soriwul daal soriwul ngir ne ñoo xaw a nekk même pied d'égalité lenn rek moo koy wutale mooy moyens yi nga xam ne ñoom moom la ñuy def ci recherche ak ñun suñu réewu Sénégal dafa xaw a ndaw daal donc man jàpp naa ne bu fekkee moyens yi am na moom en fait man gëm naa ne am nañ ay jeunes yi nga xam ne am nañ ay potentiel yu mag a mag yi nga xam ne mën nañ changer lu bari daal ok alors je pense que loolu sax nekk na objectif boo xamante ni am naa ko c'est-à-dire dinañ jël benn saison boo xamante ni dañ koy jagleel recherche scientifique alors fan la recherche scientifique bi toll ñiy def recherche scientifique fan lañ toll lan mooy recherche scientifique sax ci boppam parce que gis naa ne sama genre gii nii boo leen waxee waxu doctorat rek daw nañ tu vois taw nañ xalaatuñ ko dañ naan xaalis lay wut quoi tu vois voilà donc du coup war nañoo tegaat recherche scientifique am place am tu vois wan aussi nit ñi mémoire doctorat yi nga xamante ni nit ñaa ngi koy bind di ko garder ci bibliothèque yi tu vois ñu génnee ko jeunes sénégalais yi ñu xam ko xam ne am na ay doomu Sénégal yi def ay recherche ci ay domaines yu bari tu vois war nañ ko mën a vulgariser wane ko nit ñi xam ko aussi bañ a ragal doctorat xam ne recherche dafa am solo te moom moo mën a suqali réew je pense quoi voilà alors Papa Sega te si kaw allez vas-y sax booy xool vas-y waaw man comme li nga wax li nga mujjee wax ni daanaka booy xool yenn entreprise yu bari dañoo am ay pôle bi ñuy tuddee R&D mooy recherche et développement donc innovation mënoo ko def sans pour autant nga def recherche et développement quoi donc recherche boobu noonu daf lay suqali si sa wàllu koom-koom si sa wàllu en fait économie si sa wàllu yu bari comme ni nga waxee noonu tamit en fait c'est-à-dire bu ñu mënoon yaatal domaine boobu noonu tamit dina nekk lu am solo li nga xam ne même professeur yi sax bu ñu leen si mënee dugal amaana ñoom tamit ñu jox si seen gendeeku. ah oui bien sûr te ñëpp nañ si mën a jëriñu daal bien sûr ça c'est sûr loolu on va le faire inchallah alors Papa Sega je pense que agsi nañ si jeexitalu épisode bi franchement bëggoon ma mu jeex sax tu vois parce que li ma yor ci question yi ma la bëgg poser ci affaire voice bot yeeg yu demee noonu bëri na trop quoi tu vois mais bon yoon du yem ci benn. je pense que comme ni ko wolof yi di waxee li duuf ci nag bi xajul ci cin bi tu vois voilà donc dañuy yemale fii épisode bi benn yoon alors lan moo nekk sa mot de la fin ak ban conseil ngay jox jeunesse sénégalaise bi yëpp quoi. waaw mot de la fin moom mu ngi nekk ci premièrement en fait di la remercier vraiment ci invitation bi parce que lii ne en fait permettre na moom mën a partager en fait liggéey bi am solo bi nga xam ne defoon nañ ko te mën ko partager tamit ci làkk bi nga xam ne moom lañ defaree liggéey boobu muy làkk wolof ngir ñeneen tamit mën a jot ci information bi ngir ne en fait amukul woon benn defaguñ ci woon benn communiqué bi nga xam ne ngir ne projet bu ngi doon soo ko pare noonu daal donc maa ngi lay remercier ci invitation bi te di la ñaanal aussi liggéey bi tamit jëm ci kanam parce que am na solo trop quoi ouais te peut-être bu dee conseil comme sunu jeunes yi nga xam ne jamono ji nii ñoo nekk ci wàllum soit moo nekk ci wàllum sàkku xam-xam
ñi nga xam ne tamit bëgg nañ demal seen bopp muy wàllu entrepreneuriat mooy su en fait di leen wax ñu mën en fait bañ a ragal échouer daal bañ a ragal échec. ngir ne jàng moom nit ki mën na c'est-à-dire échec si jàng tamit tekkul ne nit ki xamul dara daal. ngir ne nit ki mën nga sóobu benn domaine wala mën nga sóobu benn chemin waaye fekk chemin boobu am na ay gàllankoor waaye tamit persévérance day tax li nga xam ne moom mooy boo fixé say objectif rek lu yoon bi metti amaana du yàgg persévérance boobu noonu dina la may nga mën a atteindre sa objectif boobu quoi. tamit ambition en fait bu fekkee tamit ambitieux nañ mooy ambition boobu tamit dina la yombalal sans pour autant nga tricher waaye tamit nga wane ne lii may def nii man de bëgg naa ko te yoon bi nga jëm tamit mën na am lu ñuy tuddee des hauts et des bas mooy mën na am ay gàllankoor mën na am ay métit mën na am lu nekk waaye loolu yëpp da nga koy en fait dëxañ si lu ñuy wax patience mooy muñ te incha allah boo muñee sax buñ muñee daanaka yombal bi si daanaka si côté boobu la nekkee daal. macha allah alors nañ am courage nañ muñ nañ am vision nañ bolante voilà nañ am voilà lépp lu gën rek ci pour mun a avancer ci li nga xamante ni moom la ñuy def et je pense que jeunesse sénégalaise bi am nañ ay atu yu bari déjà atu bi ci njëkk rek mooy dëkk boo xamante ni jàmm am na fa rek lépp xaj na fa donc lépp mën na fa judd donc te yàlla defal nañu jàmm defal nañu teranga alors nañ jéem a focus ci xam-xam bi nañ jéem a focus ci kay yi ci livre yi dem ci bibliothèque yi dem internet pas pour nekk ci réseaux sociaux yi di voilà di kii mais nañ dem ut xam-xam def ay recherches et tout ça et je pense que bu ñu defee noonu def ko ak doole tu vois d'ici suñ 62 ans yi parce que je pense que ren la ñuy fêter 61 ans Sénégal yi tu vois indépendance voilà bu laa ñuy am 62 ans dina fekk ñu dëgër quoi voilà Sénégal first quoi ñu strong quoi je pense que voilà loolu dina am alors Pape Séga maa ngi lay remercier bu baax a baax di la remercier parce que bi ma la contacter directement da nga accepter ñëw ci épisode bi waxtaan ak ñun partager ak Sénégalais yi sa xam-xam sa expérience expliquer ñu aussi li nga xamante ni moom nga créé donc ñun aussi ñu ngi lay encourager di la ñaanal bu baax projet bi nii dem fu weesu sa njort incha allah mu nekk bénéfice nekk bénéfice su Sénégalais yépp tu vois ñëpp gis seen bopp mu law génn biir Afrique ba daj àdduna bi yépp quoi te je pense que dañoo bokk benn combat muy combat bi nga xamante ni mooy li doon Cheikh Anta Diop di wax rek kenn ku ci nekk mën nga am xam-xam te jàngee ko ci sa langue donc booy jàng xam-xam ci langue beneen nit mun na jafe mais boo ko jàngee ci sa xam-xam ci sa langue rek mun na yomb te nag li ci am solo mooy que ne suñ lay jàngal benn xam-xam jaarale ko ci sa langue da nga koy gën a mën a gaaw a comprendre tey jii nii boo demee ci école yi da ngay dugg 6e di nga fa def 6e 5e di nga jàng 6 ans pour jàng langue jàmbur rek quoi après nag nga door a commencer nag pour ut xam-xam donc je pense que tey effort bi nga xamante ni nit ñu bari defoon nañ ko comme ay Chine ay yu demee noonu transcrire xam-xam bi ci seen langue nationale seen langue locale yi war nañ ko mën a ñun aussi def ko à travers liggéey bu ñu ci mënti doon muy ay chatbot muy ay podcast comme bi may def nii muy ay bind livre en wolof ak yeneen yu demee noonu je pense que bu ñu ko defee voilà affaire yi dina changer tuuti quoi je pense. si dafa nekk lu am solo kañ. dafa nekk lu am solo quoi. nekk lu am solo mooy si wàllum science ak wàllum daanaka domaine boo dem kañ. bu ñu ko mënee am si loolu rek dina nekk li nga xam ne dina yombal lu bari. dina yombal lu bari je pense alors donc kon ñu ngi lay remercier bu baax ñu ngi remercier auditeurs yëpp yi nekk Facebook. Twitter voilà gars yi nekk voilà partout di ñu encourager et tout ça ñu leen remercier bu baax et ñu ngi leen di jox dig daje aussi ci beneen semaine ci beneen épisode ak Wolof Tech inchallah allez merci beaucoup ciao